entretenir ak yéen tuuti ci programme Idrissa Seck bëgg nañu waxtaan ak yéen ci parrainage bi bëgg nañu waxtaan ak yéen ci défi bi nga xam ne Macky Sall lancé na ko peuple sénégalais bëgg nañu waxtaan ak yéen tuuti tamit ci quelques membres de l'opposition yoo xamante ne bi xaj na ñi ngi def ay erreurs ci seen ay adversaires bëgg nañu def waxtaan ak yéen ci activistes yi nga xamante ne bi aussi ñi ngi ci réew mi donc point yooyu yëpp ñu ngi koy bëgg a waxtaan ak yéen monsieur Mar may góor Mar Jiji Khadim Sarr Mahmadal Faye Cheikh Mbacké yéen ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara di leen magal di leen ndokkeel bu baax a baax di nuyu Khadim Sarr réew mi di leen ñaanal yàlla yokkute ak tawféex ak taysiir pour commencer nag dañu bëggoon ñëw tey waxtaan ak yéen ci programme ak vision wu monsieur Idrissa Seck au préalable il faut ñu wax leen tuuti ci résumé rek ñun nan lañ def ba jàpp ne Idrissa Seck moo am meilleur profil wala mooy meilleur candidat li tax ñu def ko defuñu ko parce que dañoo xëy bëti Idrissa Seck yu rafet wala kanamam gu rafet wala dara ñor ñu dañoo toog ak nit ki durant ñetti yoon càmbar nit ki waxtaan ak moom saytu ko laaj ko wax ko suñu xalaat ñu boole loolu lépp biñ ko analyser loolu yëpp ba pare ci la ñuy door a jàpp ne Idrissa Seck mi moom mooy meilleur candidat pour jële fi Macky Sall parce que des fois nit ñi dañuy yaakaar ne yow da ngay bëgg nit wala nga gëm nit wala nga topp nit parce que dafa rafet wala lii wala laa déedéet dañ koy saytu ñun dañoo nekk fii ci Sénégal nekk mouvement di xeex depuis presque mën naa ne 10 ans di wër la bonne graine bi nga xam ne jàpp nañ ne suñ fa déposer suñu ay valises cette graine là dinañu mën a jural meññeef boo xamante ne bi dana mën a jariñ Sénégal ñu yor suñu saak di wër leader yi wër mbër yi kenn ku ci nekk ñu wax ak yow laaj la càmbar la topp la déglu say wax topp sa itinéraire topp sa histoire topp sa profil bi ñu defee loolu càmbar ñooñu ñëpp ba gis ne suñu jiw wu baax wi parce que suñu jiw wu baax wi dafa nekkoon 10 points 10 points yi bu ci njëkk moo nekkoon njiitu réew mi dootul doon président conseil supérieur de la magistrature suprême boole ci son ministre de la justice dootul doon son adjoint ba ca topp doonoon un pacte anti-transhumant ñi ngeen di dégg tey transhumant suñ déglu woon tey yaa 10 ans ñun liñ doon wax un pacte anti-transhumant bokkoon na ci fukki poñ yi nga xamante ne bi tey proposé woon nañ ko Sénégalais yi proposé ko candidat yi maanaam boo génnee ci parti bi amatoo droit dugg ci beneen parti lu dul commission mixte nga jëm corps de contrôle yi ñu jëlee leen présidence de la république bokkoon na ci mode de scrutin assemblée nationale bokkoon na ci développer le Sénégal à travers les collectivités locales bokkoon na ci éducation bokkoon na ci santé bokkoon na ci infrastructure bokkoon na ci donc fukki poñ yooyu bi ñu ko dajalee càmbar gaañi ba déposer ko ci kër Idrissa Seck daf koo càmbar déglu ko te boo xoolee vision bi 1 3 15 45 da nga ciy gis poñ yi ma nekk di lay wax te poñ yi ñun depuis 10 ans ngi nii ñoo ngi koy xeex kon képp ku jàpp ne yow yaay xeex système fekk nga ñu ci képp ku yaakaar ne système bi yow la nax nga sa bopp Sénégal ñun MPS Jëf ak Njariñ avant ñuy bokk ci coalition Idy 2012 depuis 8 ans ngi nii 9 10 ans ñi ngi xeex poñ yi nga xamante ne bi bëgg nañ tey ku ko soppi ci système bi yàlla defal ñu tawféex nag defal ñu ci ndam loolu nga xam ne moom lañ doon xeex bi ñu ñëwee togg ak Idrissa à 3 reprises waxtaan ceeg moom mu xamal ñu ne loolu mi ngi ci programme am ñu rafetlu ko lool ànd ceeg moom ba nga xamante ne bii bi mu génnewee lii nga xam ne mooy vision bi ñu gis ci suñu bopp bu baax a baax moo waral ñu jóg pour leeral leen lan moo waral ñu jóg ànd ak Idrissa Seck
da ngeen di gis mu defal leen 1 3 15 45 1 3 15 45 mooy lan 1 dégg ngeen ko mu ne leen mooy le Sénégal. Sénégal benn réew la kenn mënu koo xar ñaar kon kooku mi ngi wote jàmm. Le premier message de Idrissa Seck na ngeen ko xam c'est la paix mooy jàmm parce que le Sénégal est un et indivisible loolu c'est extrêmement important ci nit koo xamante ne bii da ngay aspirer diriger am réew da ngay aspirer gérer Sénégal. 3 bi mooy lan les 3 axes programmatiques 3 axes programmatiques yi mooy ñetti axes yi nga xam ne ñetti pàcc yi nga xam ne moom la Idrissa yaakaare ne ci la war a gérer Sénégal pàcc bi ci njëkk mooy la gouvernance comme ni ko Macky Sall la waxee woon gouvernance sobre et vertueuse damay nommer 25 ministres damay wàññi lii damay wàññi train de vie de l'État damay def nii def laa cette gouvernance là te Macky Sall diggee woon ko te defu ko Idrissa xamal na waa Sénégal ne mooy bokk ci premier pàcc bi nga xam ne mooy axe gouvernance am yoro nguuram mooy gouvernance te moom loolu nga xamante ne bi Macky Sall waxoon na ko te defu ko moom promettre na Sénégalais yi ne bu ñëwee daf koy def ñu rafetlu ko lool. deuxième bi mooy économie beneen levier point bu am solo économie réew mënta dox mënta avancer mënta am yokkute te amul économie bu dëgër Idrissa Diop wax ne sama ñaareelu pàcc bi nga xamante ne bi moom laay yore Sénégal mooy économie bi ku ci nekk xam na ne sunu économie am na ay ressources naturelles yu ci yokku am na yeneen pàcc yoo xamante ne bii yoo xam ne amul woon ci réew mi génn na léegi donc pour gérer économie réew moomu ak pour vraiment sécuriser ko ak pour jox li nga xam ne mooy gëdd les investisseurs ak les étrangers négociation yi ñu war a négocier ak ñoom ba nga xam ne partenariat gagnant-gagnant lay doon ba nga xam ne ñoom duñu yóbbul dara loolu lu am solo la ci avancement réew moo tax deuxième pàcc Idrissa bi wax ne économie la. troisième bi mu ne mooy lan mooy sécurité réew mënul dem te amul sécurité Sénégal mënut a avancer te amuñu sécurité Sénégal mënut a avancer te actuellement ni pétrole bi fi génn ak gaz bi moo war a gën a jox ko tax ñu gën a am ay moyens de défense ngir braquage yi ak attaques yi ak lu nekk war fee mën a am. kon Idrissa su jógee ne numéro 3 numéro 1 mooy le Sénégal est indivisible numéro 3 mooy gouvernance mooy économie mooy sécurité lii mooy levier yi nga xam ne ci lay sukkandiku ngir gérer Sénégal mu des lan la vision patriotique am na sax ñu doon critiquer naan waaye dafa utiliser mot patriotique mooy lan kan moom patriotisme kan mooy borom patriotisme kan mooy patriote sam waay patriote yàgg na fi mbokk yi patriote yàgg na ci Sénégal Sénégal lu tey la nit ñi tàmbalee xeex Sénégal ñu ngay xeex ca jamono sunuy maamaati maam gis ngeen fi ay buur yoo xamante ne bii dañ leen a rey gis ngeen fi ay sëriñ yoo xam ne dañoo xeex ñu leen di exiler pendant 8 ans pendant 33 ans de prison gis ngeen fi ay Mamadou Dia donc Sénégal am na histoire Sénégal a toujours eu des patriotes moo tax patriote du lu bees patriote du baat bu bees patriote baat la boo xam ne yàgg na fi man jàpp naa ne sénégalais yépp yi nga xam ne dañoo jóg di xeex ngir le développement du Sénégal sénégalais yëpp yi jóg di xeex ay patriote lañu man noonu laay si joxe signification patriote mais patriote kenn moomu ko du patriote du loo xam ne patrimoine kenn nit la c'est pas vrai donc loolu aussi bëggoon naa moo tax bu mu waxee vision patriotisme mu am solo vision patriotisme boobu da koo tas ci fukki poñ ak juróom il faut nit ñi bàyyi xel loolu fukki poñ ak juróom moom la Idrissa tas vision patriotisme bi à part la gouvernance l'économie et la sécurité da koo diviser ci ay pàcc ci fukki pàcc ak juróom fukki pàcc yi ak juróom yooyu mooy Sénégal bu compétitif Sénégal bu instruit Sénégal bu juste Sénégal bu fier Sénégal bu univoque Sénégal bu ambitieux Sénégal bu équilibré Sénégal bu moderne Sénégal bu solidaire Sénégal bu connecté Sénégal bu durable Sénégal bu endogène Sénégal bu ouvert il faut nit ñi Idrissa wax ci boobu dafa yomb ndax daf ñoo dimbali daf ñoo tegal ay points yu leer xam nga jamonoy Sénégal léegi fii fi ñu toll nii léegi
pour joxe fi programme wala pour gérer fi am réew nii rek mooy mën a tax nit ñi mën la gëm mooy da ngay joxe ay points yu leer nga ne Sénégal de nii laa koy gérer fii laa jëm 45 points yi moom laay gérer ci sama mandat juróomi at au bout de 5 ans gars yi évaluer la bu ñu la évaluer ñu xool ba xam yow li nga waxoon ci 5 ans yi 45 points yooyu ñaata points nga ci réaliser moo tax Idrissa yomb naa natt yomb naa défendre yomb naa natt yomb naa défendre ginnaaw bi ñu jógee ci 15 points yooyu nga xam ne moom la wax ne ci lay sukkandiku mooy levier yi moom la war a yoree Sénégal daf ko jël 15 points yooyu point par point mu expliquer fan la ciy jëm ba tey li tax Idrissa neex a waxtaane mooy nee na la ci 15 points yi laay sukkandiku 15 points yi may sukkandiku point bu ci nekk wax na la lam ci jublu ak lam ca nar te loolu c'est important te loolu c'est très simple soxlawul littérature je voudrais je veux ceci là je sais quoi là je sais qui Idrissa dafa wax lu leer gouvernance laay def économie ak sécurité ci lii laay sukkandiku ci ñett yooyu may sukkandiku fukki poñ la ak juróom ci laa koy jaarale fukki poñ yooyu ak juróom poñ bu ci nekk wax na la nan lay def ba def ko lii dafa leer mbokk yi programme la bu leer naññ boo xam ne amul benn équivoque moo tax ñu sawar ci waxtaanee ko ci fukki poñ yeeg juróom yi ma leen waxal léegi un Sénégal juste Idrissa nee na leen administration publique li nga xam ne mooy administration Sénégal ñu rationaliser ko motiver leen ubbi ko administration Sénégal lu am solo la ñu rationaliser ko motiver leen ubbi ko rationaliser ko c'est-à-dire doublon yi ñu arrêté ko njublan yi nga xam ne moo am ci nguuru Macky Sall nga xam ne ay doublon la benn nit di yor ñaari poste emploi fictif ay yooyu ñu éliminer ko cumul des postes loolu mooy rationaliser ko motiver ko mooy fay leen loo xamante ne bi corruption bi am ci administration bi dana wàññeeku fay leen lu ko jar kenn ku ci nekk ñu jox la salaire boo xamante ne bi bu nit ñëwoon di wut papier wala muy wut dara bëgg laa ger da ngay mën a bañ ndax ñu ngi lay fay lu ko jar ouvrir ko mooy nga ubbi ko mooy nga yaatal ko mooy nga yokk nit ñi mooy nga yokk vraiment administration publique du Sénégal fonction publique bi ñu yokk nit ñi ba nga xamante ne bi cumul des postes ak doublon yi su fekkonte ne bi tey Sénégal am na 500 000 fonctionnaires bu ñu dindee cumul des postes ak doublon yi Sénégal dina mën a dem ba am 1 million de fonctionnaires publics moo tax vision bu am importance la wax na institution yi réformer stabiliser optimiser la réforme des institutions c'est extrêmement important wax na ci justice bi prévenir et protéger dans l'impartialité c'est très important parce que réforme justice boobu moo waral ngeen dégg mu ne dootuma jiite conseil supérieur de la magistrature suprême parce que kuréel googu boo ko jiitewul sa ministre de la justice jiitewoo ko mu am kuréel goo xamante ne bi kuréel gu indépendant la dinañ mën atte nit ñi ak tey ak bakkan moo tax lu am solo la te pañ la boo xamante ne bi depuis juróom-ñetti at xaw ma fukki at ñun MPES Jëf ak Njariñ ñi ngi ci topp di daw di ko xeex kon su ma déggee nit ñi naan ay depuis 5 ans la ñun ñoo ngi nekk fii depuis 5 ans ñun loolu c'est faux ñun depuis 10 ans ngi nii ñun ñoo ngi xeex lii nga xamante ne bii mooy poñ yi nga xam ne moom la Idrissa Seck wax moo tax ku jàpp ne yow sa programme depuis 5 ans ci la Sénégal jóge wala ci la Sénégal amee ndam wala ci la Sénégal nekkee di xeex système bi c'est faux c'est pas vrai ñun depuis 10 ans ngi ne ñu ngi xeex système bi te ñi ngi doon exister di def liggéey boo xamante ne bari na tey ñu yor seen làmmiñ tey nekk fii di laaj réew mi mais jéemuñu ko woon booba ñi ngi woon ci seen i bureau toog il faut pas que les gens nag aussi di wax loo xamante ne bi amul waaw donc wax na Sénégal bu compétitif wax na assainir les finances publiques wax na politique fiscale boo xamante ne bi day protéger ak faire contribuer les efforts de nos compatriotes politique fiscale boo xamante ne bi dina dimbale suñu PME PMI yi ba ñu mën a am njariñ ba ñu mën a am doole ba ñu mën a compétitif par rapport ak seen yeneen nawle yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci sous-région bi ak même au-delà de la sous-région donc politique fiscale boobu dafa am solo parce que réew mu ciy bëgg a avancer ku ci nekk xam na ne état du créer emploi ce sont les PME PMI qui créent l'emploi donc dimbale gi ngay dimbale sa PME PMI bu national laa wax nag waxuma PME PMI étrangères yi nga xam ne Macky Sall actuellement entreprise étrangères yi moom la jël pasaree ko alalu Sénégal mais PME PMI yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi
nekk ay doomi Sénégal ñii ubbi ay GIE ñii ubbi ay SARL ñii ubbi ay SL ñii ay SA nga dimbale leen wàññi leen ay taxes motiver leen yokk leen ba ñooñu mën a créer emploi loolu mooy politique fiscale bu baax. te loolu Idrissa bokk na ci li nga xamante ne bi mooy pilier yi nga xamante ne bi jublu na ci pour dimbale Sénégal. wax na un Sénégal ambitieux oui un Sénégal ambitieux. Sénégal ambitieux mooy Sénégal boo xamante ne bii dafay am espoir Sénégal boo xamante ne bii politique industrielle am daf koy développer unité de transformation yi sunu produit yi nga xam ne moom la ñuy bayee fii ñu bañ koo jaay dans le brut mais ñu def ay transfert de technologie. par exemple mango ji ñuy bàyyi wala ditax bi wala nangam au lieu ñu koy bàyyi muy nëpp ci Casamance wala ci yeneen zone ñu def fay unité industrielle yoo xam ne daf koy transformer def ko ay jus ñu jaay ko nit ñi. loolu c'est très ambitieux actuellement lan moo xew Sénégal dañuy jël mango ji jël yeneen fruits yi jël yeneen di dem yóbbu ko bitim réew waa bitim réew dem conditionné ko defar ko ay jus ñëwaat di ñu ko jaay benn pressé à 2500 wala benn jus 2000 francs ñu di ko naan. donc loolu il faut que ñu changer ko te loolu bokk na ci programme Idrissa Seck du lu am solo parce que agriculture ak agroalimentaire réew mu ko maîtriser wul mënuloo dem. c'est extrêmement important Idrissa wax na un Sénégal prospère énergie universelle en 2029 loolu moo tax ngeen xam ne vision dafa am solo énergie universelle en 2029 c'est-à-dire moom wax na vision mooy fii ak 2029 Sénégal dafay am énergie ci réew ci dëkk yépp ci Sénégal 14 régions yi ci Sénégal coowal courant dootul nekk suñu problème parce que mënuloo am industrie bu compétitive sans nga maîtriser l'énergie moo tax mu wax ne bëgg na Sénégal gépp connecté wu ci énergie fii ak 2029 parce que mënuloo am industrialisation bu dëgër te yow amoo courant bu doy actuellement ni courant bi ni muy coupé nii ban industrie mooy mën a dox ci Sénégal mënut a nekk. loolu aussi gis-gis la boo xamante ne bii vraiment il faut ñu wax ci un Sénégal endogène un Sénégal endogène. Le Sénégal endogène mooy la Casamance ñu inclure Casamance ñu jox ko doole ji mu mérité la Casamance ku ci nekk xam ne ne zone verte la ku ci nekk xam ne ne mooy poumon wu Sénégal en matière d'économie d'agriculture et agroalimentaire. Casamance ñu jël ko jox ko doole ji mu am ji mu war a am dimbale leen ba ñoom ñu produire loo xamante ne bi dina mën a jariñ réew mi parce que bu ngeen xoolee bitim réew nan la ñuy doxalee. par exemple da ngay gis Espagne par exemple nga jël ko ñu ne dëkk sàngam mooy bay moom rek banana dëkk sàngam mooy bay moom rek pomme dëkk sàngam mooy bay parce que noonu la ñuy dimbalee région yi. un Sénégal endogène ça veut dire région bu ci nekk potentialité ñu renforcer ko dimbale leen ba meññeef ba nga xam ne moo baax ca dëkk booba ñu bàyyee ko fa ngir mu mën a jariñ Sénégal. loolu du lu leer un Sénégal moderne parce que bëgg nañ modernisme ñun tamit. Sénégal dafa war am ay infrastructure yu baax dafa war am ay taax yu baax dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku vitrine la parce que Sénégal moo mës a nekk vitrine ci Afrique de l'Ouest lépp lu ñu fi mës a def lépp lu fi mës a baax lépp lu fi mës a am njëriñ ci Sénégal lay jaare door a dem feneen. moo tax Idrissa boo waxee ne je veux un Sénégal moderne lu yàlla lu war a mën a nekk la. un Sénégal ouvert Sénégal ku ci nekk xam ne c'est le pays de la teranga ñu defar tourisme bi la diplomatie. ñu liggéey ci ba nga xamante ne bii Sénégal dana gën a mën a ubbeeku ba nga xam ne du yem rek kott ci France ñu tëj ñu jël suñu économie jël suñu ay produits yëpp ñu xoj ñu. Sénégal ouvert mooy comme li ko Ablaye Wade commencé woon ubbi Sénégal Inde ñëw chinois yi ñëw Brésil ñëw waa Russie ñëw ñeneen ñëw allemand yi ñeneen ñëw. loolu mooy li nga xamante ne bii dafa am solo trop ci réew ndax réew bu ubbeekuwul du mën a dem fenn. un Sénégal instruit. dégg ngeen ko mu wax ne su ma jëlee réew mi damay éliminer ministère de l'éducation nationale parce que ku ci ne xam ne na njàng mi yàqu na actuellement lan ngeen gis ay CUSEMS ay nangam ay SAES ay ñëpp ñu ngi déposé nañ préavis de grève parce que gouvernement bi la mu waxoon ak ñoom ministère bi la mu waxoon ak ñoom defu ci tous ba actuellement ni gaañ ñi ngi waaj a grève kon ñu supprimer ministère de l'éducation nationale indi conseil supérieur de l'éducation ñu toppatoo njàng mi saytu ko ngir Sénégal mën a jëm kanam loolu lu ama am solo la waaw. donc voilà ñu ngi ñëw léegi tuuti une minute rek ñu am lu ñu jël
te yegg si demuñu fenn. waaw jërëjëf ñoo ngi jégalu comme sànq rek li ñu wax léegi xam nga réew mi dafa toll foo xamante ne bi il faut que ñu wax ak sénégalais yi te njàng mi ñu nekkoon léegi di wax dafa am solo réew nattuwaay yi ñuy natte réew muy avancé ci njàng la nattuwaay yi ñuy natte réew muy avancé ci jàng la ku ci ne xam na ne Sénégal 30 000 bacheliers lay créer par at 30 000 bacheliers doyul du dara 30 000 bacheliers pour nga nekk réew mu compétitif il te faut 10 ans rythme bii nga xam ne ci la ñuy créer ci la ñuy doxale njàngu Sénégal 30 000 bacheliers il te faut 10 ans pour nga am 3 millions de jeunes yu compétitifs kon loolu moo leen di wan ne njàng mi deltu na ginnaaw trop moo tax lii nga xamante ne bii moom la Idrissa wax lu am solo la ci wàllu njàng mi moderniser université yi Macky Sall def na juróomi université yu mu inauguré pose pierre rek la def pose pierre amu ci benn boo xam ne egg na dolli université yi am réew ci ay universitaire lañ koy natte avancement am kon yàlla nañu yokk njàng mi nañu yokk université yi ba nga xamante ne bi njàngum Sénégal dana avancé ba nga xam ne danañ am beaucoup d'intellectuels réew mu la ëpp intellectuel moo la gën a mën a avancé moo tax ci éducation Idrissa wax ci lu amaam solo un Sénégal connecté tey ku fi connecté tey ci internet tey ku fi yor tey sa YouTube tey ku fi yor tey say def say montage tey ku fi def tey sa campagne électorale ba mën ko jaarale sur les réseaux sociaux waaye santal Idrissa Seck Idrissa Seck moo ñu may internet fii ci Sénégal waaye nit ki wax sa mbaaxuwaay bu mu tax nga wàññi ci sa mbaax dara Idrissa Seck dafa nekk leader nekk potentiel boo xam ne actuellement dafa ñor ci Sénégal bañ war koo dénk Sénégal ndax xam-xam bi mu yor gis-gis bi mu yor vécu bi mu yor ak expérience bi ak ay jaar-jaaram war naa mën a tax Sénégalais yi wóolu ko dénk ko réew mi ngir mu yóbbu Sénégal fi nga xam ne fi la ñu bëgg mais ki nga xamante ne bi tey moo jël internet mu may la ko tey moo tax ngay connecté tey kii ku fi connecté rek war ngaa wax jërëjëf Idrissa Seck kon loolu mat a bàyyi xel la loolu jar a bàyyi xel un Sénégal solidaire Sénégal dafa mas a am solidarité yaatal teraanga bëggante kon sénégalais yi nañ bàyyi xel programme bu c'est un Sénégal durable un Sénégal univoque un peuple un but une foi culte yi tolérance religion yi fi am diine yi tarixa yi Sénégal dafa mas a nekk réew moo xam ne réew mu dëgër la réew la moo xamante ne bii du ay affaire de tarixa dooy affaire de gis ngeen dialogue interreligieux bi fi am gis ngeen ku mas a diriger Sénégal nekk ay yéefar gis ngeen Sénégal ni nga xam ne noonu lay dundee kon Sénégal réew la moo xamante ne bi réew mu univoque la bu dee ci gëm-gëm bu dee ci foi bu dee ci nekkin bu dee ci lépp monnaie franc CFA un Sénégal sécurisé monnaie franc CFA bi daf ci wax position bi c'est très important Idrissa Seck waxul ne duñ génn franc CFA de waxul loolu dafa ne dañ ciy génn mais ñun ñoo ciy génnandoo loolu moo gën a prudent il faut gars yi ñu natt wax yi waaw il faut gars yi ñu natt bu baax a baax wax yi un Sénégal moo xamante ne bi dafay nekk un Sénégal sécurisé mooy franc CFA bi man dama yàgg a wax ci samay live avant sax man may wax ak Idrissa Seck dama mas a wax ci samay live ne Sénégal ku fi wax ne da ngay génn franc CFA yow rek ku ko fi wax candidat bu fi wax ne yow rek da ngay génn sa franc CFA mënoo ko du dëgg mënoo ko fukki réew ak ñeent ñoo ko bokk ci Afrique sowu jant fukki réew ak ñeent yooyu buñ ciy dugg ñoo ciy duggandoo buñ ciy génn ñoo ciy génnandoo mbir mi noonu la demee moo tax il faut gars yi bàyyi xel wax yi kenn waxul ne duñ génn franc CFA kenn waxul ne franc CFA bi baax na moo gën ci ñun loolu Macky Sall rek moo ko wax mais li ñu wax mooy réew yi ñu ko bokkal nañ ànd waxtaane ko comme ñi ngi créé monnaie unique fii ak 2020 nañ bokk ñun ñëpp loolu ànd ci fexe ba buñ ciy génn ñu génnandoo ci mais ku taxaw fii ne yow rek yaay génn ci franc CFA loolu waxoo dëgg parce que mënta nekk donc il faut ñuy tenir sénégalais yi langage de vérité bu ngeen gisee man ma wóolu Idrissa Seck ci gaa ñii di wax ñoom ñëpp loolu rek la
man je veux un langage de vérité. Je ne veux pas de la spéculation, je ne veux pas de populisme, parce que du ma dof li may wax ak yow aussi danga may jox explication yu leer, danga may jox explication yu leer ma mën a d'accord ci li ngay wax. mais damay génn français fa noonu rek ci waxi kese non man boog loolu convaincre ma. damay génn noonu ci fooy génne kan nga ci d'accordal, xaalis bi ngay indi nu mu tudd, ban valeur lay am, ñan ñoo koy garantir, yan réew nga ci àndal. waaw mais y a des questions yoo xamante ne bii nag doo tëb tëb wax ma ne damay génn français fa rek ma gëm samay bët ne la waaw. kon kii li mu wax moo gën a sëg moo gën a wóor moo gën a jub moo waral man ma d'accord ci li nga xamante ne bii moom la wax. un Sénégal fier, un Sénégal fier, Sénégal bu gëm boppam, Sénégal bu bëgg boppam, Sénégal bu xam boppam, un Sénégal équilibré. waay poñ yi yëpp dafa nekk ay poñ yoo xamante ne bii mbokk yi dafa am importance ngir Sénégal, dafa am importance ngir ñun suñu avancement. boole ci dafa wax yeneen wax yoo xam ne dafa gën a am importance. Idrissa nee na dafay supprimer parrainage, loo am solo la. parrainage Idrissa nee na daf koy supprimer. parrainage bi tey téye gaañi, parrainage bi tey indi problème yi, nee na bu ñëwee daf koy supprimer. mode d'élection bi lu mu ci wax nee na dafay instaurer bulletin unique. képp ku xam Assane Sylla xam nga ne bi may wax bulletin unique kenn xamul kañ la, bi may défendre bulletin unique kenn xamul kañ la, kenn déggul fii gars yi wax ko. bulletin unique lu ñu amal importance la, parce que ñi ngi def 15 milliards au Sénégal ci élection présidentielle wala élection député. plus de 40 candidats, 40 enveloppes, 40 bulletins, 47 affiches. C'est des centaines de millions de Sénégalais. Des centaines et des centaines de milliers de francs CFA yu ñuy jël di ko yàqate ci loolu. donc su waxee tey ne dafay instaurer bulletin unique. bulletin unique mooy lan? benn bulletin la boo xam ne tey suñu amee 5 candidats wala 7 candidats ñoom ñëpp seeni tur moo ciy nekk ak seen photo. man Idrissa laa faral ma ñëw ma def croix ci Idrissa. man Macky Sall laa faral ma def croix ci Macky Sall. Sonko laa faral ma def croix ci Sonko. benn bulletin lay doon. enveloppe yi kon benn yoon lañ koy photocopier, bulletin yi benn yoon lañ koy photocopier. danañu wàññi ci xaalisu Sénégal bi ñu doon yàq lu mat fukki milliards. kon loolu lu am solo la mbokk yi, lu mat a bàyyi xel la, te loolu bokk na ci li nga xam ne Idrissa wax na ko. suffrage universel direct collectivité locale yi mbokk yi ku ci nekk xam na naka la ñuy fale maire fii ci Sénégal. Sénégal am na 552 communes. naka la ñuy fale maire fii ci Sénégal? dañuy dem élection ñu fal ay conseillers municipaux. après conseillers municipaux yi dajaloo ci seen biir daal di fal benn maire. Idrissa neen loolu da koy dindi. yow sa commune nga dëkk, def nga sa campagne, wax nga leen sa bopp, sa waa commune fal nañ la, yow mi ñu fal yaay nekk maire. mais dootul doon conseillers municipaux yi ñooy dajaloo, ndax bu la neexee yow kenn falu la woon, fal la conseiller municipal, amoo programme amoo dara, nga dem jënd ay conseillers municipaux ñu jiital la fal la maire. loolu Idrissa neen daf koy dindi. élection yi nga xam ne mooy député mu ne dafay indi élection député à 2 tours, scrutin à 2 tours. mu am premier tour am deuxième tour, nga xam ne dootul am ay liste proportionnelle ak ay liste nangam, nga xam ne président bi day nommé 60 yi fële ñu daan ne leen acca dem leen seen département ngeen. déedéet, dafay nekk scrutin à 2 tours, premier tour deuxième tour, ku gañe nga jàll. képp koo xamante ne bi yaa gañe sa dëkk nga jàll ak say nombre de députés. mais loolu suñ ko defee séparation des pouvoirs daal di nay taxaw, te bu séparation des pouvoirs ñëwee taxaw changement de la constitution day am. te buñ changé constitution Sénégal système bi changé na. kon mbokk yi changement de système bi nga xam ne ñun moom la ñuy ut mi ngi dépendre ci 45 points yi nga xam ne moom la fi Idrissa wax. changement de système bi ñu bëgg suñu doxalee 45 points yi Idrissa wax, système bi dana changer. le système politique forcément dafay changer ndax constitution Sénégal day changer. dinañ réformer assemblée nationale, réformer la justice, réformer aussi l'exécutif ba nga xamante ne bi dinañ wàññi doole président bi ba dootul lu ko neex mu def. waaye kon nangoo def lii, nangoo def poñ yii, nangoo wàññi dooleem, nangoo indi séparation des pouvoirs, nangu fexe ba dëkk bu ci nekk ñu gën a fexe ba dooleel leen communes yi, fexe ba nga xamante ne assemblée nationale ñu jox leen autonomie. li nga xam ne mooy justice ñu bàyyi leen ñu dox ak seen bopp. waaye ku indi xalaat bi di 1 3 15 45 programme la boo xamante ne bi man de
gisaataguma fi beneen programme boo xamante ne bu ko gën a leer la waxuma bu moo gën yëpp de waxuma moo gën programme bu gaañu ci des de mais programme bu leer bu pragmatique bu juste te leer maa ngi koy door a gis parce que man mën naa cee natt sama bopp ci liñ ma wax nii c'est pas de la littérature boo xam ne ay je veux la ak yooyu programme la boo xamante ni da nga koy xool point sangam point sangam point sangam point A vers un point B à partir du point B dinañ ci def point C D E mu leer nga xam ne kii boo ko falee boo ko nattee fileeg 5 ans dina la wan a wax loo xamante ne bi lu mel ni midi la lu leer la man loolu rek moo tax ñun MPS Jëf ak Njariñ ñu jàpp ne coalition Idy 2019 ñu jàpp ne Idrissa 2019 mooy candidat bi gën a ñor bi gën a mûr d'autant plus que c'est un candidat endurant nit la koo xam ne 2004 ba tey mi ngi ci opposition di xeexal Sénégal moo tax fii ku fiy wax di xeex système bi Idrissa Seck moo dàqas xeex système bi ci Sénégal depuis 14 ans ngi nii mi ngi xeex système bi dañ ko topp nag li ñuy wax ni yëpp waxuñu ko pour bëtam yi rafet ah waxuñu ko pour mu may ñu xaalis waxuñu ko pour mu neexal ñu non non gaañ yi lañ xool rek man ñëpp a yem ci man ah da ngeen ko xam bis ni ko tey man Macky Sall Idrissa woo Sonko woo Bougano waa Pire Massamba Mademba kenn yoru ci sama ceeb man Assane Sylla kenn yoru ci sama ceeb ba ma lay waxal lu la neex il faut nit ñi xam loolu kii wax ak yéen Macky Sall Idrissa woo Bougano ay Pire Sonko woo yoruñ sama ceeb man yaakaaruma leen li may xeex maa ngi koy xeex booba xawma leen ci ñoom nag dama cee gis nit koo xam ne 2004 la jóge ci nguur te bu ko neexoon toog ci ndax xeex na ko pendant 20 ans su ko neexoon bu Ablaye Wade di def lu ko neex ci nguurug Sénégal mu sëgg noppi comme ñu bari ñu ko defet te fii tey am na tey ñu yor seen làmmiñ ñii di wax tey Ablaye Wade bi mu nekkee ci nguur gi di toj Sénégal di def ay njombe ci Sénégal ñemewu ñoo addu ñemewu ñoo wax ñu ngi ne miix noppi léegi la ñuy door a wax nit kooku nga xamante ne bi nag def na ko depuis 2004 mu endurant ñu calomnier ko muy muñ ñu yóbbu ko jox ko non-lieu muy muñ génn xeex ak Ablaye Wade génn jële fi Ablaye Wade Macky Sall toog defaat njombe wax fi waxeet dinaa def 5 ans weddi ay kàddam Idrissa génn ne kii ay waxam wérul Idrissa a été endurant et constant Idrissa mooy le plus endurant le plus constant des politiciens du Sénégal politiciens du Sénégal nag su ma waxee ñoom ñëpp la bu leen fi déglu ñi naan ay man duma politicien c'est pas vrai ñoom ñëpp nous tous nous sommes des politiciens qu'est-ce qu'il faut nag différencier mooy ndax politicien bi ay waxam wér na wala wérul mais ñëpp ay politiciens la Sonko politicien la Bougane politicien la Pire politicien la Idrissa politicien la Macky Sall politicien la Assane Sylla bi di wax ak yéen politicien la ñëpp politicien la ndax jub nga mooy wax bi mais nit ñun ñëpp ay nit lañ ndax jub nga laa wax moom lañ la wax ndax jub nga mais nag bu mu doon loo xamante ne bi da ngay ñëw di dàq ñu ci des di baaxal sa bopp xam ngeen damaa déglu Saliou Samb damaa déglu Saliou Samb muy wax naan gaañe bu ñuy prêcher mooy addiskat yi bu ñuy prêcher dañuy wax naan moment bi ñuy yóbbu gaa yi sawara ñoom ñu ngi àjjana gaañe yi prêcher moment bi ñuy yóbbu gaa yi sawara naan la boo defee lii yàlla nangam ñee baaxuñu ñii ñoo bon ñii nii ñii naa moment boobu yow yaa ngi àjjana mel ni yow yaa gën nit ñi nañ wàññi loolu mbokk yi Sénégal nañu éviter loolu bonal nit di baaxal sa bopp yàlla rek moo xam ki bon yàlla rek moo xam ki baax yàlla rek moo xam ki bon yàlla rek moo xam ki baax parrainage bi nag comme niñ ko waxee dégg ngeen fi ñu ne Idrissa dafa manqué 8 signature tapage ak fontoo nit ñi ak toroxal nit ñi ak jéem a dénigrer nit moo waral ñu doon jóg naan Idrissa daa manqué 8 signature Ziguinchor waaw 8 signature Ziguinchor su fekkente ne bii dañ laa laaj 2000 laaj Idrissa 2000 laaj Macky 2000 waaw Macky dem dugal 2000 léegi moo am ay doublon te Macky moom lañ njëkk a seet ay mbiram Idrissa doog a ñëw bi Idrissa ñëwee ñu ne ko ah yow kat am na 8 signature yoo xam ne da nga koo bokkale ak Macky Sall c'est pas parce que dafa manqué parrainage dafa am ay doublon mooy ku signal Macky Sall signal Idrissa loolu mooy doublon nit ñi nañ xam waaw doublon yooyu comme Macky bu Idrissa njëkkoon a déposé kon Macky Sall moom tamit dañ koy dàq ne ko wutil
il faut nit ñi xam loolu. su Idrissa njëkkoon a déposé conseil constitutionnel kon Macky Sall dañ koy dàq naka yow tamit demal nga uti loolu mooy doublon. Macky Sall nag moom lañ njëkk a seet indi Idrissa ne ko manqué nga 8 yooyu ñu ko wax ne ko manqué nga ko dem na mu remplir ko mu joxe ko point final. joxe na ko 8 fois sax joxe na ko 22 fois du moins 22 fois 8 di 176 176 signature leen jox 176 parrain pour ne leen tànn leen ci 176 yooyu 8 ñoom nag li ñu si jubluwoon rek mooy pour jéem a dénigrer Idrissa pour jéem ko dénigrer c'est-à-dire pour jéem a wax ne voilà ku mënta am 8 signature fële de Ziguinchor de nooy mën a yore am réew c'est ça loolu la mais li ñuy xam ñun xam nañ ko bu yàgg xam nañ ko ba pare Macky Sall dafa défier Sénégal mooy nee na dafay teg Aly Ngouille Ndiaye wax naa leen ba taay ne ñaari mbir rek moo ko mën a saafara ñu xeex ak moom wala ñu bàyyi ko mu takk ñu ay jaam. Macky Sall dafa défier réewu Sénégal génn fi Aly Ngouille Ndiaye teg koo xam ne ku impartiel la koo xam ne farul fenn mu organiser ñu élection yu jub Macky Sall nee na du ma ko def comme nee na du ma ko def kon ça veut dire que ni dafa bëgg Aly Ngouille Ndiaye def lu ko neex ndax Aly Ngouille Ndiaye moo taxaw ne man ministre de l'intérieur na may def ba Macky Sall gagné nu ma mën a def ba Macky Sall gagné danaa ko def ku amul carte d'identité dinaa la ko wutali ku mënta voté dinaa la wax fa ngay voté ku amul foo dem sax danaa fexe ba nga dem mën a dem voté ji votéel Macky Sall. waaw ministre de l'intérieur bi war a atte taxaw ne nu ma mën a def ngir sama Macky Sall mi gagné noonu lay def kooku warut a atte c'est pas dañoo bañ Aly Ngouille Ndiaye c'est pas dañ koo soxore c'est pas dañ koo iñaane mais mënta organiser élection yi waruta organiser yii élection. léegi nag le collectif des 25 lay interpellé waxoon naa leen ko ci sama live bii passé bàyyi ngeen Aly Ngouille Ndiaye organiser élection yi bu Macky Sall gagné nañ noppi non nañ noppi nit ñi nañ teg seen bakkan ñu xeex ngir Aly Ngouille Ndiaye jóge fi dañ ko xeexoon ci Ablaye Wade ëpp Macky Sall fit moo ko gën a ñeme moo ko dàqoon a maye Ablaye Wade laa moo ëpp Macky Sall fit moo ko dàqoon a maye moo ko gënoon a xam yoon fuuf bi nit ñi jógee taxaw jàkkaarloog moom dafa dindi Ousmane Ngom teg fi Cheikh Gueye kon Macky Sall nit ñi nañ jàkkaarloog moom yéen collectif des 25 laa wax yéen maam Adama Gueye yow mi diriger loolu dem leen ci xalif généraux yi dem leen waxtaan ak l'archevêque de Dakar dem leen ngeen waxtaan ak personne ressource yi ñu dem waxtaan ak Macky Sall mu jële fi Aly Ngouille Ndiaye ñu teg une personne ressource ñu def une élection libre et transparente kiy gagné nga gagné su ngeen ko deful bàyyi Macky Sall mu teg fi Aly Ngouille Ndiaye bu Macky Sall gagné élection yi na ngeen tëj seen làmmiñ loolu maa ko wax. pour jeexal nag dama bëggoon ñëw tuuti rek ci def tuuti éclaircissement gis naa ñenn ñi di ma songu waa kër Sonko yi des fois ñu attaqué ma wax ci man ay wax man soxorewuma Ousmane Sonko bañuma Ousmane Sonko yéene naa ko lépp lu mu am ndax jullit laa mais day def ay erreur soo defee ay erreur il faut ñu wax la ko parce que su fekk bu njëkk erreur yi sax dafa nekkoon ay erreur yoo xam ne erreur u c'est le dans le cadre général mais su fekkente ne bi da ngaa commencé di personnaliser les erreurs maintenant yoon la ñu ne la arrête man Assane Sylla bi may xeex système booba Ousmane Sonko jógut yéen mbokk Sonko laax yéen ñii di may saaga dama leen koy wax man Assane Sylla laax bi may xeex système booba Sonko jógut booba c'est un fonctionnaire de l'administration ñun bi ñuy rayante M23 ñu di ñu dóor ay lacrymogène Sonko mi ngi biroom bi Ablaye Wade di dagg suufu Sénégal booba Sonko mi ngi biroom toog te mi ngi ko doon gis di sénégalais comme ñun ñu jóg di xeex loolu bañu ma ko nag c'est un membre de l'opposition c'est une figure ci Sénégal fi ñu toll nii boo xamante ne bii départ na macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat waaye nag day def ay erreur yooyu muy def laa bëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu communication ñu koy parce que dégg naa mu wax benn wax démb di insinuer ci programme mu Idrissa Seck mu insinuer ci ne moom mooy imposer le calendrier politique au Sénégal c'est pas vrai c'est pas vrai ñun ñëpp ay sénégalais lañu man li ma d'accord mooy loolu ñun ñëpp ay doomi Sénégal lañu Sonko am na xam-xam ci fiscalité mooy domaine am
Idrissa am na xam-xam ci économie mooy domaine am. Macky Sall géologue la kii lii la kii lii la Bougane communication kii lii la kii lii la ñun ñëpp ay doomi Sénégal lañ. kenn mënta boddi sa morom ne ko maa la gën a bëgg Sénégal Macky Sall liñ koy bañ pour moom la muy liggéey bëgg na Sénégal nañ ko nangul. Macky Sall luñ ko soxore pour moom la muy doxal jàpp na ne moom ci bëgg Sénégalam la donte ñun jàpp nañ ne day war Sénégal day toroxal Sénégal loolu ci démocratie la bokk. mais dafa am ay erreurs yoo xamante ne bii il faut des fois su ko nit dee wax tamit ñu attirer ci attention wu nit ñi nañ ci attirer attention wu nit ñi. erreur bi nga xamante ne bii moom laa njëkk a gis mooy Ousmane Sonko wax na fi ne nañ fusiller l'opposition toute l'opposition erreur la. man dama génn ne erreur la néew ma ne sax dafa wax lu ñaaw xasuma ko ci it ndax ku ne da ngay def erreur bi mu taxawee ne nañ fusiller l'opposition ñëpp nañ leen rey damaa jàpp ne njuumte la te communication mooy tax nit di juum communicant mooy juum kon mën naa jàpp ne dafa juum. ñu dellu si waat mu wax ne je ne suis pas le produit du système je ne suis pas d'accord système bi ñëpp ci lañ bokk. xam nga lu tax exemple bi rek mu yomb pour nit ñi xam ne ñëpp benn lañ mbokk yi. xool leen Tunkara exemple xool leen Mamadou Sy Tunkara moo ñëw Espagne fekk ma fa man te ci vidéo laay wax li may wax su amee na ko weddi. Mamadou Sy Tunkara invité na ma 2 fois Sénégal ca kanam ak xel ak xol bi muy def nii sama xarit la. Mamadou Sy Tunkara bi muy ñëw Espagne di waxtaan ak man pour dugg ci élection législative yi dañ cee àndoon au bout de 40 jours ma bàyyi ko lu tax ma bàyyi ko dem naa ba 40 jours ma xam ne kii li muy mbubboo di wax ne moom bokkul ci système bi du politicien du lii du laa du dëgg ma bàyyi ko. man maa am preuve bi man Mamadou Sy Tunkara mii ñu name tey conseiller présidence de la République tey mën naa leen wax man Assane Sylla ne man la fekk si woon Espagne ñu toog waxtaan ngir mën a bokk ci élection législative yi au bout de 40 jours laa leen wax avant élection législative yi di am ci laa ko bàyyi ci laa xamee ne du nit ku jub ci laa ko bàyyi. dégg ngeen wax ji non il faut may joxe Fallou Serigne Saliou Ibrahima Fatoumata maa ngi lay bëggee il faut que ma wax nit ñi pour ñuy comprendre. il faut pas que ngeen jàpp ne nit ki mën naa ñëw di leen nax naan leen waaye man bokkuma ci système bi man lii laa Tunkaraa ngi nii kan moo waxoon na ci système bi la bokk. Tunkara bokkul woon ci système bi du loolu la doon wax du ma politicien tey fan la dem du politicien yaa ngi nii jël ko def ko conseil spécial. kon def leen attention ci wax ji réfléchir leen yéen sénégalais yi bu leen doon ay fanatique il faut être des gens réfléchis man je ne suis pas un fanatique man. gëm naa ñëpp nangul naa ñëpp mais Mamadou Sy Tunkara war na leen a won pour ngeen def ndànk ci nit ñi ñu naan leen wooy man duma lii duma laa man duma politicien bokkuma ci système bi man su ma ñëwee damay def lii damay def laa loolu waxu kese la c'est pas vrai du dëgg man mii di wax ak yéen duma politicien mais nag damay dugg ci politique bi ngir ñu changer système bi c'est ça loolu ngay wax danga naan damaa bëgg a bokk ci politique ngir changer système bi ndax système bi am na ay défaillance système bi am na lu ñaaw lu ci am système bi am na lu bon lu ci am loo xam ne damay dugg ci système bi ngir ñu changer ko man soo waxee loolu d'accord naa ci loolu waaye man bokkuma ak politiciens yaa leen gën ndax yaa gënoon Tunkara mii ñu nommé barki démb conseiller Tunkara mi doon wax naan duma politicien du mi ngi nii dem na léegi ci politiciens yi kon daf leen ndànk ci nit ñi man am na wax yoo xam ne erreur la man li may ñaan nit ñi buñ ko jàppee parce que il faut que nit ki tamit nga mature Ousmane Sonko ak yeneen gaañ yi na ngeen xam ne dañuy door a dugg ci politique. kon faaw ñu wax ay njombe kon soo waxee ne damay fusiller opposition bi erreur la soo waxee ne je suis le produit bi nga xam ne bokkuma ci système bi c'est pas vrai 23 juin fi la fekk bi ñuy daggate suufi Sénégal yi tey bu njaay ak ñëpp di ko joxe di ko caxat-caxate yaa ngi fi kon nag ci système bi nga bokk. beneen preuve bi mooy kële Mamadou Sy Tunkara bokkul woon ci politiciens yi te mi ngi ni tey dem na ci politiciens yi kon nit ñi seeni wax moom def leen ci ndànk. j'impose le calendrier électoral c'est pas vrai
lépp li nga xam ne wax nañ ko fii tey ci programme électoral wala ci système politique u Sénégal ñun depuis 10 ans ngi nii ñu ngi koy xeex kon su ma neexee man ma fëgg dënn daan ne maa jiitu Sonko ci politique pourtant du noonu su ma neexee man ma fëgg sama dënn ne Sonko maa ko jiitu ci politique depuis 10 ans ngi nii li muy wax maa ngi koy wax c'est pas ça ah beneen erreur bi ñu wax ne il faut pas manifester wala man duma woo nit ñi pour ñuy dóor sénégalais yi loolu erreur la waaye sëriñ yow sëriñ Badiane témoigné nga sëriñ Badiane Sonko fële kële Tunkara maa ko jëlal hôtel fayal ko hôtel bu mu tëdd fayal ko lu muy lekk durant 2 fan dugal ko ci sama oto Espagne wërale ko avant muy dem Sorbonne sëriñ Badiane yow xam nga li may wax loolu maa ko def kii Mamadou Sy Tunkara laa wax bii tey kon bàyyi leen politiciens yi déedéet ñëpp ay doomu Sénégal lañ ñëpp ñoo gëm Sénégal ñëpp dañoo bëgg réew mi léegi nag ndax li ngay wax jub na ndax li ngay def jub na loolu moo mat a seet mais man basé wu ma ci ay Sonko taxaw fii naan man bokkuma ci nit ci de déedéet parce que ay erreur rek la fi wax erreur yooyu nañ ko nangul parce que gone la maturagul boo matagul nag il faut nga def ay erreur politique yooyu nag man je ne suis pas un fanatique man bu ma ànd ak Sonko wala ma gëm koy du tere bu waxee ay erreur damay reconnaître ne wax na ay njuumte yooyu maa ngi ñaan yéen conseiller communication bi ngeen dimbale ko pour mu rectifier ko c'est ça parce que ñoo bokk le combat nous tous nous sommes dans l'opposition dañoo war a defaralante mais waruñoo taxaw nag naan waaye c'est grâce à moi que liñ fi wax lépp ci programme électoral yi ñu di ko wax c'est pas vrai waaye loolu du dëgg waaye yow 5 ans nga fi def nga ne c'est grâce à toi nit ñi xeex système bi pendant 30 ans ngi nii nit ñi nekk fi ana Ibrahima Fall bi nekkoon tey ji Nations Unies lan lay xeex du système bi kan moo ko gën a jàng ku ko gën a bëgg a changer système bi ana ñi fi nekkoon di xeex ana sunu maam yi fi nekkoon di xeex ngir système bi Sénégal dafa mas a am ay doomi Sénégal yuy xeex système c'est pas en 2 ans ou bien en 5 ans lañ fi taxaw di xeex système loolu ku ko wax aussi mën na la waxuloo dëgg c'est pas vrai donc il faut vraiment ñu gën a rationaliser waat wax yi il faut aussi ma woo monsieur Sonko mu gën a delloosiwaat xelam yàlla defal na ko tawféex nag fi mu toll nii am na buzz waaw affaire yi mi ngi dem yàlla def tawféex ndax damaa bëgg man ay pôle yu dëgër yu fi mën a jëlee Macky Sall je suis d'accord ñaanal naa ko yàlla mu am coalition bu dëgër ñoom Bougane ak gaayam yooyu ñëpp ñu dajaloo ñu am beneen coalition boo xam ne Idrissa moo koy diriger gaa yëpp dajaloo ñu jàkkaarloog Macky Sall pour mën ko fee jëlee waaye nag bul yaakaar ne yow yaay Messi bi sauver Sénégal loolu moom ku ko wax waxoo dëgg loolu moom c'est pas vrai du ma yebal doomi Sénégal yi ñuy xeexi tamit man ay nit ñi ko tëdd sa kër di naan ataaya Sénégal toujours dafa mas a am ñuy xeex am ñuy naan ataaya loolu tamit il faut lui dire à monsieur Sonko il faut lui dire que Sénégal toujours am na ñuy xeex am na ñuy naan ataaya jamono ji ñoom Lat Joor di xeex di rayante bañ di leen rey ak ñoom Omar Fouti yoog ñooñu mais am na ñu toogoon di naan ataaya jamono ji Sëñ Tuubaa di dem ci géej gi di liggéey yi am na ñu toogoon ci seen i kër di naan ataaya jamono ji Mamadou Dia di xeex ak Senghor am na ñu nekkoon di naan ataaya jamono ji ñuy laaj suñu indépendance ñun am na ñu tëddoon di naan ataaya 1968 bi ñuy rey nit ñi am na ñu tëddoon di naan ataaya 23 juin bi ñuy jóg di xeex di rayante ñu di ñu rey di rey Mamadou Diop di rey doomi jàmbur yi am na ñu tëddoon di naan ataaya kon nañ def ndànk ci wax yi yamale leen tuuti gaañi seen ay terme ak seen ay kii parce que tamit ñun ci dëkk bi leen dëkk jàng nañ comme ñoom donc bugguma man affaire fanatisme man du ma topp nit ci fanatisme lu waay doon nag nangul naa la ko lu waay gëm nangul naa la ko lu waay am nangul naa la ko yéene naa la ko man Ousmane Sonko su ma ko yéene lu bon yàlla naa ca jiitu man Assane Sylla laa wax Ousmane Sonko su ma ko yéenee lu bon yàlla naa ca jiitu barke Serigne Bamba Mbacke su ma yéenee Ousmane Sonko lu bon man yàlla naa ko ca jiitu man waaye nag su waxee ay erreur il faut arrêter il faut lui dire arrête monsieur wax nga erreur bul taxaw nga ne nañ fusiller opposition bi bul taxaw nga ne yow yaay imposer calendrier bi Sénégal c'est pas vrai ñu ngi koy def depuis des années bul taxaw nga ne bokkoo ci système bi c'est pas vrai ci système bi nga bokk ndax liggéey nga ci administration pendant 15 ans njombe yi xew ci Sénégal fekk na la fi mosoo yëkkati sa baat
mosoo bokk suñuy xeex mosuñu laa dóor lacrymogène kon il faut arrêter. nañ leen booloo nag nañ leen ànd nañ leen rafetal nañ créer ay pôle ngir jële fi Macky Sall. C'est ça le système, c'est ça combattre le système. Mais ce n'est pas man maa fi ngand maa fi ni fii kenn gënu fi kenn, Sonko gënu fi kenn, Bougane gënu fi kenn, Idrissa gënu fi kenn, Macky Sall gënu fi kenn, gënuñu fi kenn nday, gënuñu fi kenn bàyyi. Qu'est-ce qu'il faut faire? nañ leen jéem a créer ay pôle selon sa vision yow Sonko, sa gis-gis nangul nañ la ko, mais kii gis-gisam nañ ko nangul. xam ne mature na, xam ne ñor na, xam ne am na expérience, fekk na réew mi xam na problème mu Sénégal, mën naa sauver Sénégal ci jafe-jafe yi nu nekk. Programme bii mu indi nañ ci jàpp ñu liggéey Sénégal. Mais faut pas créer des fanatiques. Man je ne suis pas un fanatique. lu Sonko wax rek ma gëm samay bët na non France CFA baa ngi nii ay erreur la ciy wax ay erreur ci ne man bokkuma kenn te dafa gën Tunkara mi dem tay ci politiciens yi. bokkuma kenn dafa tax nga taxaw nga ne yaay imposé nit ñi calendrier politique au Sénégal, alors que depuis des centaines d'années Sénégalais yaa ngi taxaw di xeex. Mamadou Dia mi ngi taxaw di xeex. Calendrier politique au Sénégal, régime parlementaire bi muy wax du moo amoon 1960. ana ñi ko defoon ñooñu yaa leen ëppoon xel, yaa leen ëppoon xam-xam. Arrêtez vraiment de dire n'importe quoi. loolu laa bëggoon a wax man ci loolu. bëgg a def rek conclusion ngir xam naa ne temps bi léegi mu jeex. bëgg a wax gaañi ne duñu ay noonu. tey il fallait ma def ma mise au point bi parce que j'ai entendu pas mal d'erreurs. su ma ko déggee ci ay militants wu Sonko sax du grave, mais su ma ko déggee moom ci gémmiñam nag moom dama koy tontu. bu doonte ci ay militants wu Sonko rek laa ko déggee du ma ci wax, mais erreur yi dama ko dégg ci gémmiñam moom. ci gémmiñam nag lu ma ci dégg loo xam ne dafa jara saafara dinaa ko saafara, parce que il faut ñu arrêter li ñuy wax. Sénégalais yi duñ ay dof, jàng nañu. Nous ne sommes pas des fanatiques, nous sommes des gens réfléchis. Il faut dire des choses yoo xam ne lu leer la, nit ñi mën ko xool xam ne lii lu jub la, lu wér la, ñu ànd kook yow. loolu mooy mbir mi. di wax nag les activistes Y'en a marre, M23, 1 million marche, les liveurs, yéen ñëpp laa wax duñu ay noon. su fekkente ne bi dañoo bëgg a combattre Macky Sall, il faut que ñu am lu ñu boole. su fekkee dañ fee bëgg a jëlee Macky Sall, il faut que mu am nu ñu ànde. mais bu Y'en a marre yaakaaree ne ñoom rek la, bu dul ñoom du keneen. 1 million marche yi jóg fële yaakaar ne Ousmane Tounkara jàpp ne moom kese la, du keneen ah. M23 jóg fële yaakaar ne ñoom la ñoom. c'est pas vrai. il faut nit ñi boole doole yi, boole leen doole yi, boole leen gis-gis yi, boole leen xam-xam yi, boole leen gëm-gëm yi, ngir ñu mën fay jëlee Macky Sall. pour jëlee fi Macky Sall nag man Assane Sylla sama gis-gis, pour jëlee ko fi sama gis-gis mooy Idrissa Seck dafa ñor xom, teg na programme bu leer, nit la ko endurant, nit la koo xamante ne bii am na expérience politique, nit la ko fi yàgg, nit la koo xamante ne bii xam na nguur yi fi jaar yëpp, xam na nguuru Abdou Diouf, xam nguuru Abdoulaye Wade, xam nguuru Macky Sall. nit la ko jub koo xam ne mënoo taxaw ne benn dërëm bii moo ko sàcc ci alalu Sénégal. nit la koo xamante ne bii lim mas a am ci njariñ ak ci lu baax ci Sénégal defal na ko Sénégal ba pare toog fii, ba pare nekk nit ku constant. man wóolu naa nit kooku, sama sañ-sañ la nag, sama droit la. le fait que ma ne wóolu naa Idrissa Seck, c'est pas parce que damaa bañ keneen, déedéet bañuma keneen, mais man Assane Sylla de Idrissa laa wóolu xam-xamam, Idrissa laa wóolu njubam, Idrissa laa wóolu gis-gisam, Idrissa laa wóolu maturité am, Idrissa laa wóolu expérience am pour yor Sénégal. lii la, du leneen, du bañ keneen. juste que nag wax yi il faut léeg-léeg ñu koy analyser, il faut ñu koy tette, il faut ñu koy natt, il faut ñu di koy seet. waaw di ñaan yàlla tawfeex ak taysiir, di wax ne nañ leen gën a boole suñu ay doole, di wax ne kenn ku ci nekk am nga gis-gis, am na vision wu Sonko bu mu am, na ko défendre. ñun ñoo ngi défendre vision wu 1 3 15 45 bi nga xam ne dafa leer, pragmatique, juste. mu doon 45 points yoo xam ne dañ ne bu ñu falee candidat Idrissa Seck 45 points yii moom lay doxal. ci biir 45 points yooyu mën nga ko cee natte ndax lim def jub na wala jubul. man néew ma bu kenn na non Idrissa nañ ko jox juróomi at ñu seet ko. man li may ñaan mooy Idrissa nañ ko jox juróomi at ñu natt ko. 45 points yi mu joxe
bu ko doxalul ñu dax ko indi keneen kese waaw kese il faut ngeen xam loolu nañ ko natt ci juróomi at Idrissa Seck 45 points yi mu joxe su ko doxalul ñu jëlee ko fi indi keneen man loolu laa wax moo gën a ñor moo ci wax dëgg yàlla gën a constant expérience bi mu am ci réew mi gaañ yi fi nekk di wax ñëpp amuñu ko ay gone lanu gone yooyu ñu doon moo waral ñuy def njombe yi ñuy def ni di wax erreur yi ñuy wax nii sénégalais yi ñëpp ay doomu Sénégal lañ ñëpp fii leen juddoo ñëpp seeni maam seeni baay fii leen nekkoon ku ci nekk xam nañ la ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor ñëpp laa wax Sénégal la leen ñor ba ci Macky Sall ak waa këram gii ñuy wax Sénégal la leen ñor ñi ngi xeex nañuy xeexee nag ñun dañ leen a critiquer ba jàpp ne seen modèle baaxul bëgg leen fay jëlee mais il faut pas dire que ne nag maa fi gën fii moom gën amu fi yàlla rek moo yilif ñëpp yàlla moom jaam ñi yàlla rek moo yilif jaam ñi kenn ku ne am nga sa gis-gis kenn ku ne am nga sa vision kenn ku ne am nga sa xalaat muy Bougane laa wax muy Sonko ba may politique guñu ma répété waat ko man maa ko waa San Silla muy Bougane muy Sonko ba ma jógee di politique guñu ba ma jógee di xeex système bi xeexuñu système bi ba ma jógee ñu may dóor lacrymogène di ma dóor 23 juin jóguñu bi ma jógee ci parrainage bi dem ñu may dóor parrainage bi tey bi ma demee ñu may dóor ay lacrymogène jóguñu faut pas ne faut arrêter nag faut arrêter voilà nañu jàppalante nañu diggalante lu baax nañu créer ay pôle de coalition yu fi mën a jële Macky Sall loolu mooy wax ji maa ngi koy ñaan waa kër gaañale maa ngi ñaan yéen coalition Idy 2019 génn leen soyez fiers de votre candidat yéen waa Idy 2019 soyez fiers de votre programme soyez fiers de votre leader am na charisme bi am na xam-xam bi am na potentiel bi mën naa yóbbu Sénégal fu baax génn leen ci live yi génn leen ci internet yi génn leen fépp dem leen sur le terrain jaay leen votre produit soyez fiers de votre produit jaay leen Idrissa Seck Sénégal ñu xam ko dañ koo xamul waaye buñ ko xamee dénk ko Sénégal bu ñu xamee Idrissa Seck dénk ko Sénégal génn leen nag yéen waa coalition Idy 2019 ngeen fier ci seen candidat ngeen gëm ko ngeen bëgg ko ngeen topp ko ngeen jaay programme bi ngeen wax sénégalais yi ne Idrissa mii est le meilleur pour le Sénégal Idrissa a le meilleur profil pour le Sénégal Idy moom mooy solution wu Sénégal Idy moo yor caabi Sénégal waaw. kon nag vraiment voilà lii laa bëggoon wax tey di leen jégalu nag su amee tuuti xaal. dégg nga gars yi nag ma xanaa damaa cuuraayo non waa ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp ndeysaan waaw léeg-léeg wax ji day am xaal parce que du ma bëgg tamit des fois ñuy induire sénégalais yi en erreur wala ñu leen di wax loo xam ne amul wala ñu def sénégalais yi comme ay fanatisme daf fee jeex fanatisme amul Sénégal sénégalais yi dañoo réfléchi sénégalais yi dañoo gëm seen réew gëm seen bopp am xam-xam jàng duñ ay jaaxil wax ñu lu leer ñu déglu la waxoo lu leer ñu dajji ko sànni fële loolu kese la wante du dama mer du dama naan du dama comme waaye am na ku koy wax fii suuf donc loolu rek la ñu ngi leen di jégalu nag di leen jox rendez-vous incha allah ba semaine bii di ñëw di leen ñaanal yàlla yokkute yéen ñëpp di ñaanal yàlla opposition bi yëpp yàlla defal leen dëgër laay defal leen tawféex defal leen jàmm Issa waaw dëgg la que le meilleur gagne ki jiitu rek na ko gars yi ci des jàppale Issa ñoom ñëpp waa kër Sonko waa kër Idrissa ak waa kër Massamba ak waa kër Mademba ku ci jiitu pour dem deuxième tour rek na gaa yëpp jàppale la moo tax nañu jéem a defarante nañu jéem a booloo nañuy jàppalante Idrissa def na témoignage bu rafet ci Ousmane Sonko biñ ko dàqee biñ ko rajee mu doon lu ñaaw Idrissa def na ci témoignage bu am importance ñu ci bari ci sénégalais yi gis nañ ko kon yéen a bokk lépp ñoo bokk Sénégal gii ñun ñëpp nous sommes des acteurs man je ne suis pas un fanatique de Idrissa je ne suis pas un fanatique de Sonko ni de qui que soit je suis un fanatique du Sénégal Sénégal moo ma intéressé Sénégal moo ma ñor ku ma gis ne kii kat bu ma ko toppee dimbale ko may ko doole bu jëlee réew mi dana yóbbu Sénégal fu baax kooku laay topp te gis naa ko ci Idrissa loolu rek la du leneen jërëjëf ñu ngi nuyu sama sœur Viviane maa ngi lay bëggee Babacar Mar maa ngi lay bëggee waaw di rafetlu sa job waaw ci relaydigital.com ñu ngi leen di bëggee Nday Ndaw ñu ngi lay bëggee yow fan Sonko nga ñu ngi lay bëggee ñu ngi bëggee El Hadj Silla Babacar Mbaye Abdou Cissé yéen ñëpp ñi ma bëgg ak ñi ma bañ ñëpp man maa ngi leen di bëgg yéen ñii tey di ma xas sax man maa ngi leen di bëgg yàlla na leen yàlla defal jàmm waaw laay ndong waaw ñu ngi lay bëggee même boo àndul ak man aussi bëggee naa la kese ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee di leen wax rek ne maturité expérience ak ñor ak xam-xam
man Assane Sylla ci Idrissa laa ko gis 1 3 15 45 mbokk yi dem leen ngeen jàngati ko programme bu leer la 1 3 15 45 programme bu cohérent la programme bu jub la programme bu pragmatique la da ngay xam fi nga jëm maanaam da ngay am lecture nii ne xam ne kii fii la jëm loolu mooy vision xool nit ki ne xam ne fee la jëm fee mu jëm nag nga koy natt bu fa yeggee nga xam ne yegg na fa bu fa yeggul nga xam ne demul loolu rek la One Love yéen ñëpp ñu ngi leen di bëggee di kontaan ci Relais Digital di leen bëggee yéen ñëpp di kontaan ci yéen monsieur Mar ak yi équipe bi yëpp di kontaan ci ñëpp waa kër Sonko di kontaan ci waa kër Bougane waa PUR waa kër Abdou Mbaye waa kër Pape Diop waa kër yéen ñëpp opposition bi Mame Adama Gueye tout le monde ñu ngi leen di bëggee Thierno Bocoum yàlla na leen yàlla defal tawféex yàlla na leen yàlla defal tawféex kenn ku ci nekk yéene naa la ko wallaahi kenn ku ci nekk ci opposition bi su ma la yéenee lu bon yàlla naa ci jiitu dëgg nag fu mu jotee rek ñu wax ko seetuma lu neex kii wala lu neex kaa ndax yoruñ sama ceeb man maay dundal sama bopp yàlla moo ma yore boobu ba léegi musuma ñaan kenn musuma demandé kenn waaw li ma gis nag xam ko xalaat ko loolu rek laay wax waaw jërë ngeen jëf One Love yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal xeex nag buñ ko deful du ñu am dara sans la lutte on n'aura rien ku toog ci sa kër jàpp ne yow da ngaa war a toog sa kër doo xeex doo am dara kon jóg leen ñu xeexe jóg leen ñu xeexe ngir jële fi Aly Ngouille Ndiaye jóg leen ñu xeexe ngir jële fi Macky Sall c'est ça le combat waaw One Love jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di tuubal bu baax yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla leen yàlla defal xéwal yàlla leen yàlla defal indépendance économique ak indépendance idéologique yàlla na leen yàlla defal indépendance économique ak indépendance idéologique parce que Sénégal loolu sooxe na fi Sénégal transhumance bi yàq na réew mi xool leen Cheikh Alassane Sène li mu fi wax barki Dembo Ndiaye xool leen Mamadou Sy Tounkara du ab politicien te li mu fi wax lu ne ci àddina bi utiliser télévision bi lu ne mu wax ko fan la mujjee tey dem nelaw yi ci politiciens yi moo tax wax ku ne mën nga ko def waaye nit ki na mu waxee bu ko ci nattee mais natt ko ci na mu jëfe loolu la kilifa yi daan wax nit ki ni mu waxee bul ko ci mesurer natt ko ci ni mu jëfe moo tax man Sonko Idrissa ak Massamba laa ci yemale ci na nga jëfe rek laa lay natte mais ni nga waxe wax moom mën nga wax bu rëy wax bu éloquent ay ci de dëgg li mu wax moo baax moo fi nii moo fi naa mais est-ce que dana ko jëfe moo tax maam Cheikh Rafal waxoon waaye ba booba ba yamal xiyam bañ fay wax bàyyi jëf wax nag yomb na te ku ne wax nga mais soo jëfee rek ñu xam la ku ne wax nga fii ci Sénégal mais soo jëfee rek ñu xam la waaw Tounkara waxoon na fi jëf na te du politicien bàyyi leen loolu xel moo tax moytu leen nit ñi taxaw naan leen man duma politicien moytu leen nit ñi naan leen man duma politicien pour jéem a diaboliser ñële yaakaar ne ñoom ñoo baax Tounkara ngi nii def na ko ne duma politicien duma lii duma laa te gis nga ko mi ngi nii jaay na boppam jaay na ngorom kon moytu leen One Love jërëjëf jërë ngeen jëf